jërëjëf Mohamed Kandji ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam dem mbégte di dalal fii Abdoulaye Sène bu ñu ko présenté Sénégalais yi parce que ñëpp xamoon nañ ko moo yoroon fii vallée fossile fale ci kër Momar Sarr liggéey bu mucc ayib te agriculture bi amoon foofu solo lool te nag Abdoulaye Sène mooy secrétaire exécutif 9e forum mondial de l'eau moom mooy président du partenariat mondial pour l'eau en Afrique de l'Ouest Abdoulaye Sène ñu ngi lay nuyu di la dalal suñu studio le 21 ba 26 mars bii di ñëw da ngeen organiser fii Sénégal 9e sommet de l'eau li waral solo boobu. jërëjëf Alassane li waral solo boobu moom mooy Sénégal dañu jàpp ne ci réewi àddina si yëpp ràññee nañ ko ci pas-pasam ci taxawaayam ak itam ci liggéey bu am solo boo xam ne mu ngi koy liggéey ci wàllu ndox ñëpp xam nañ ne ndox buñ ko waxee mook dund ñoo ànd boo amul ndox mu dund boo amul ndox mun loo am wërgu-yaram boo amul ndox mun loo am itam loo mën a lekk sax parce que mbéy meeg yëpp ci ndox la aju Sénégal nag ñu ràññee ko ci li ñuy wax réew yi nga xam ne dañu nekk ci Sahel maanaam foo xam ne ndox xaw na faa tumuranke ñu yàgg taxaw nag jox cër ndox loolu moo waral liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey nañ ko ci wàllu ndox ci wàllu accès à l'eau ak assainissement maanaam fexe ba fépp fu nekk nit nekk ci dëkk taax ci dëkk àll bi nga mën a am ci ndox mi loolu ñu ràññee ko ca waaye teg ci itam ne ci wàllu ndox bu ñu koy wax itam nit ñi dañuy xalaat ne ndox day am na foo xam ne dana fay jur ay jafe-jafe ci diggante nit ñi ak diggante réew yi. Sénégal nekk réew moo xam ne nag yàlla may na ko itam ci xalaat yu rafet yi kilifaam mu taxawul ak ay yeneen réew yu mu ko bokkal seqal ko muy OMVS ak OMVG ay kuréel yoo xam ne réew yi dañu ànd waxtaan def liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la pour mën a bokk daal jëriñoo ndox mi te du am benn jafe-jafe te boo xoolee ci àddina si bëri na ay bërëb yoo xam ne ndox jafe-jafe dafay jur maanaam ñoo xam ne seq nañ ko ñu nekk ci ay xuloo mbaa ñu nekk ci ay jafe-jafe parce que ñii ñu ngi jël ndox mi te tàggoo ñële mbaa waxtaanuñu ak ñële mu indi yeneen jafe-jafe Sénégal nag ñu ràññee ko itam ci loolu ñu ne réew mi kat bu laajee pour dalal lii ñuy wax forum mondial de l'eau maanaam woo àddina si yëpp ñu ñëw pour waxtaan si naka lañ mën a àndee taxawal ay pexe pour que ndox nekk loo xam ne dana yomb pour ñëpp mën cee jot ci anam yi gën a rafet ndox dana nekk loo xam ne dafay jur jàmm ci réew yi ak askan yi naka la su ko Sénégal wootee Sénégal nit ñëpp war nañ ko nangul ñoo uyu si ko te nag Sénégal nekk na réew mi nga xam ne moom mooy buleet réew mi nga xam ne moo dem Nations Unies ne nañu waxtaanee naka la ndox di juree jàmm ak sécurité le premier débat aux Nations Unies Conseil de sécurité sur eau, paix et sécurité Sénégal moo ko taxawal kon nag loolu yëpp nag bokk na ci li nga xam ne àddina si yëpp ànd nañ ko ne nañu delloo njukkal Sénégal dem jébbal ko nag responsabilité moo àddina si yëpp ñu waxtaan seet naka la ñuy taxawale daal ay pexe pour mën a jëmale kanam wàllu accès à l'eau. waaw Sénégalais yu bëri koy xaar parce que biñ ko waxee noonu am na solo mbirum ndox am na solo loolu ci nit ñi Sénégalais yi bëri nag ci àll bi nag ñoom bëgg nañ ndox te amuñu jot ci ndox mi te ndox mi comme ni nga ko waxee am na lu am solo même ci déw taax yi am na ñoo xamante ne dañu jot ndox boo demee fii ci banlieue bi nit ñi dañu yor ay pompe bay jagal di ko wutee ndox ak yooyu ban matuwaay lañ jël pour que ñëpp mun am ndox. waaw boo seetee tey Afrique li nga xam ne mooy résultat yu ñu am mën nga ne Afrique téeméeri nit ñu nekk juróom-benn fukki yi ñoom ñoo am ndox ci wàllu boo xam ne ànd na daal wax dëgg ak lu ñu mën a wax ne ndox bu sell la. Sénégal boo ko seetee téeméer yu nekk juróom-ñeent fukki yi ak ñaar am nañu ndox moo xam ne ndox mu sell la kon nag
gis nga ne Sénégal def na ay jéego yu am solo même bu ñu yeggul 100% ñu ngi lu wees 92%. kon nag Sénégal am na liggéey bu am solo waaye nag tant que yegguñ ci 100% liggéey bi jeexul te nañ jàpp itam ne bu ñu amoon tey 92% nit ñi dañuy yokk matériel bi itam dafay màgget kon nag il faut que investissement yi toujours ñu koy yokk di ko baral pour ñu mën a fexe ba ci ay at yu néew a néew ñu mën a fexe ba fépp fu nit nekk mu mën a am ndox la ma cay dolli nag moom mooy ñëpp gis na effort yi ak pexe yi gouvernement bi di def barke démb rek la ñu daloo Kër Momar Sarr 3 ñu koy wax KMS 3 boo ne KMS 3 nag loolu wane na ne wax nga KMS 2 waaye wax nga KMS 1 maanaam ñetti conduite yoo xam ne def nañ ko mu yokk ndox nag ci anam yu rëy ci biir Dakar ak li nga xam ne itam moo jógee Kër Massar bu fii parce que Kër Momar Sarr bu fii parce que Thiès ak yi yeneen dëkk yi yooyu yëpp jot nañ ci Mbuur sax jot nañ ci la ma ciy dool itam moom mooy Sénégal a ngi waajal usine bu am solo bu ñuy wax dessalement de l'eau boo xam ne moom itam bu paree daanaka dana indi biir Dakar lu xaw a toll ni li Kër Momar Sarr numéro 3 di indi te loolu daanaka waxtaan bañ ci war a waxtaan ak financement beeg lépp yemb na boo war nañ ko mën a tàmbali ci lu dul yàgg kon nag boo seetee ci wàllu taax yi bu ñu tuddee Dakar d'abord am na liggéey bu am solo bu ñu liggéey waaye boo seetee yeneen réew yi ci yeneen dëkk yi itam muy Fatick muy feneen Kédougou barki démb liggéey yu am solo ñu ngi koy def boo seetee nag ci réewu àll yi foofu itam hydraulique rural maanaam liggéey bu am solo am nañ ko boo gisee li PUDC di liggéey nga xam ne dañ ko taxawal rek pour fexe ba fépp foo xam ne ndox manqué woon na fa ci dëkk àll yi ñu yóbbu fa ndox nga xam ne itam gouvernement bi taxaw na daal pour yokk dooleem yokk ay pexeem ci wàllu ndox. mais gestion bi foofu am na problème parce que village yu bari nee nañ ndox bi ñuy jaay ci àll bi moo gën a seer ndox mi ñuy jaay Dakar. muy dëgg xam nga ndox boo koy seet pàcc yu bari nga ngay seet pour nga mun ko organiser bu baax la ma tudd ni yëpp production la maanaam ut ndox pour mu ñëw waaye am na li ñuy wax gouvernance naka la ñuy saytoo loolu naka lañ ko exploiter mbaa naka la ñu boole ñi nga xam ne ñoo ko wër ñoom ñëpp pour ñu mën a déggoo ci anam yu rafet pour mën a doxal mbir bi boo seetloo bu njëkk gouvernement bi moo doon jël en charge lépp ci wàllu ndox ci àll bi yàlla mayoon na ma nekkoon naa fi directeur maintenance am na jamono forage ruraux yi maanaam forage yi nekk ci àll bi carburant beeg ña fay liggéey yëpp Sénégal gouvernement bee koy fay ñu dem boo mu xaw a jafeñ ñu yokk forage ñu ne nañu def ay comité de gestion bañ jógee ci comité de gestion yi parce que mu amoon ay jafe-jafe yi aussi ñu yokk ñu nañ def ay ASUFOR ay association des usagers des forages ñu dem ba ci kanam ñu ne peut-être que war nañoo mën a soppi mbir mi boo gën koo dëgëral ñu indi ay délégataires foofu nag effectivement réforme bi am na partie yoo xam ne war nañ koo defaraat waaye la ma gëm moom mooy ci biir waxtaan bi nga xam ne taxawal nañ ko danañu seet mbir mi doxalaat ko ci doxalin boo xam ne danañ ko tëggaat ba délégation yi ak ASUFOR yi ak expérience yi nga xam ne capitalisé woon nañ ko yëpp ñu mën ko boole ba taxawal loo xam ne dina tax ndox mi ci àll bi war a gën a yomb ndox ci yooyu taax parce que la tax itam mooy ki nekk ci àll bi dooleem toll ci wàllu financement ak revenu ak doole ki nga xam ne fonctionnaire la mbaa secteur privé la. même ñu nekk Dakar nee nañ ndox bi léegi. seer na mooy su bees bi dafa yokk ndox mi te waxu nit ñi. loolu sax defe naa ne dañ ko war a. seetaat da nga yow sa facture yokku doo xam ndax sa facture ndox yokku. waaw loolu yëpp ñu ngi ciy waxtaan ci wàllu gouvernance lan mooy waxtaan bi moom mooy lu mel ni ndox boo ko dénkee société da nga war a def ay kuréel yoo xam ne dañuy xool di ko saytu di ko évaluer te gouvernement taxawal na nag léegi ay kuréel yoo xam ne danañu évaluer lii nga xam ne moom mooy li ñu jox Sen'Eau
concession bi mbaa maanaam dénk ko ndox mi danañ ko saytu évaluer li nga xam ne moom la usager yi di jooy ne seen facture dafa yokk amoon na fi ay problème compteur xam nga ko am na itam lu ci gouvernement bi taxaw bu mu sotti xam nga itam ne am na itam yeneen problème yoo xam ne nekkoon na ci wàllu tuyau yi parce que comme ndox ñàkkoon na ñu dem indi KMS 3 pression bi yokk indi woon ay yeneen jafe-jafe waaye loolu yëpp nekk na loo xam ne gouvernement bi mu ngi taxawal ay kuréel mu ngi taxawal itam ay modalité taxawal itam ay institution yoo xam ne danañ tax ndox mi ñu gën a saytu ay mbiram lépp luñ ci mën a wàññi ñu wàññi ko lépp luñ ko mën a yokk itam ci wàllu mu gën yaatu ci nit ñi jot ko. est-ce que Sénégal soxla na jël ndoxam di ko jox benn société mu koy géral am nga Senelec mu ngi gérer sa courant société nationale la lan moo tax Sénégal da créé société boppam ñuy dugg ci di jaay ndox mi loolu ñu bëri xarañte am ci réew mi Sénégal créé société boppam di jox ndoxam di ko jox keneen. waaw loolu yëpp question maanaam ay choix la rek choix yi moom mooy lan. moom mooy dañu war a xam ne exactement ndox ni ñu ko mën a téye ci anam yu bëri la wax naa sànq ne bu njëkk gouvernement bi ci wàllu àll bi gouvernement bi doon lépp yoroon chômage ñëpp xam nañu chômage nekkoon Louga ñu di créer direction maintenance ñu def ay comité de gestion loolu yëpp ay sénégalais ñoo ko yoroon ci wàllu ndox mi itam am na jamono SONES bi bu njëkk SONES moom moo yoroon boppam lépp ñu dem ba seet ne peut-être que ci wàllu yorin mën nañoo gën a rafetal yorin bi ñu ne nañu seet SONES naka lañ koy xaajee ci loolu moo waral ñu indi ñu xaaj SONES ñett benn bi nekkoon SONES bi nga xam ne mu ngi fi ba léegi di développer infrastructure yi maanaam moom mooy tabax forage yi mooy tabax château d'eau yi moom mooy ut financement waaye ñu ne nañ ko utal société boo xam ne ci wàllu exploitation da ko ciy dimbale loolu moo indi woon SDE waaw SDE itam dañ ko joxoon contrat bi contrat bi jeexee ñu ne nañu seetaat ndax mën nañoo utaat kuréel ci biir réew mi lii itam modalité la rek nekkul lu sax. mais man lu ma laaj mooy est-ce que amul ay Sénégalais compétent yu mën a créer société nationale gérer électricité ndox mi fii bañ a wàññeeku di tubaab da ci dugal ñuy gagné xaalis bu bëri ñoom ndox bi suñu suuf la nekk ñoom xëy na seen tuyau la ñu indi rek indi yéen seen affaire yu ndaw yi Sénégalais yaakaar nañu dañu war a nationaliser ndox mi. waaw peut-être bu ñu wax nationalité ndox mi moom dañu nationaliser nañ ko ba pare parce que société bi koy yor. di ko développer SONES Sénégal ko moom maintenant exploitation facture yu tar rek lañu voilà exploitation ñoom facture yu seer rek lañu di Sénégal yi waaw exploitation bi léegi nag la ma la wax moom mooy loolu dañ ko waxtaanee ci forum bi parce que du Sénégal rek moo am problème bi naka la ñuy gérer société yi boo demee ci yeneen réew muy Côte d'Ivoire muy France muy États-Unis débat bi mu ngi foofu toujours réew mu nekk da ngay ut la nga xalaat ne mooy option bi tax nga jox. parce que sama question mooy. est-ce que compétence interne amul Sénégal. am na fi mën a yore société fekk du ñu dugal keneen ci biir. mais am na fi parce que SDE bi mu mujjee ci at yi mujj daanaka amatuloon benn tubaab. waaw du dëgg waaw mais SDE participé na ñu ne nii la demee léegi ëllëg ak si biir itam mais sénégalais yi nañu taxaw ay société xam nga problème bi itam nekkul. est-ce que am nay sénégalais parce que ñi fi nekk ëpp ñu njàng sénégalais mais ci yorin bi la. li ci am solo moom mooy aussi il faut que suñu opérateurs yi xam ne war nañoo organiser wu pour renforcer seeni compétences ak seen institution. par exemple est-ce que forum bi mën nañu xaar ci idée bu demee noonu ci forum bi. absolument parce que dana am ay waxtaan yu am solo yoo xam ne ci wàllu gouvernance lañ ci jublu lan mooy gouvernance ñu ne léegi naka la ñuy saytoo ndox Sénégal actuellement am na ñoo xam ne dañuy tabax château d'eau ay sénégalais am na ñuy def forage am na ñuy jaay pompe am na ñu koy defar lan moo tere ñoom itam ñu booloo créer seen société mu am une filière de l'eau du Sénégal danañu mën a gérer tey fii Sénégal ëllëg ak si biir sax. ñu dem dimbale ci yeneen réew
compétir fa. parce que yëf itam noonu la mais su nekkee ne dañu ne rek nañ ko jox Sénégalais yi te Sénégalais yi organisé wul dana jafeñ léegi Sénégalais yi ñoom ñu war a organiser parce que bu ñu defee dañu lancer appel d'offre ay Sénégalais mënoon nañoo booloo organiser wu ne ñun dañu bëgg compétir y a un secteur privé qui est capable de le porter kooku option la pour le moment Sénégal dafa ne danaa jël patrimoine bi man may gérer ko directement au plan public au plan maintenant opération exploitation ma jox ko privé mais privé boobu mën na nekk privé sénégalais mën na nekk privé ivoirien mën na nekk beneen privé il se trouve que tey privé Suez la privé bi Sen'Eau la am na sax ay capitaux sénégalais ci biir mais nañu fexe bo ñun ñu taxawaay ay kuréel man defe naa ni problème bi itam du rek ñu ne nañu def nii te joxewu te organiser wuñu on se donne pas les moyens pour le prendre en charge. tey balaa ñu jeexal waxtaan bi démb am na benn waxtaan bu jib jóge Touba sëñ Mountakha régional des Mourides ndoxu lac de Guiers bi ñu xëcc ko ba Touba am ndox potable loolu amoon ay projet yu bëri ci amoon Banque mondiale liggéey na ci président Abdoulaye Wade amoon na benn projet mu kon woon ko sëñ Baara ba nekkoon fii xalifa général des Mourides ñëpp liggéey nañ ci loolu projet bi dafa diis dafa laaj ay xaalis bu bëri pratiquement 700 milliards de francs CFA lañ ci war def est-ce que loolu c'est faisable projet boobu ñu génne ndox mi lac de Guiers si 80 kilomètres yóbbu ba Touba te village yi nekk ci gox bi ñu am ndox ñoom tamit ñu mun def en même temps agriculture irriguée. waaw li ñu bàyyi xel moom mooy bu ñu yàkkamti. le canal du Baol. bu ñu yàkkamti focaliser wu ci xaalis parce que projet boo ko tuddee da ngay seet d'abord njëriñam boo seetee njëriñ li ngay soor a xalaat nag ndax la muy jar mérité na ñu def investissement bi. waaye ñun Sénégal yàkkamti nañ toujours. lu ñu rek ñu ne bi ñaata la nañu seet d'abord njëriñ li lan la. projet boobu la mooy njëriñ. projet bi c'est très simple dëkk bu mag boo gis bu amul ndox du jëm kanam. ndox moo yor dëkk. kon bu Touba Dakar Fatick Kaolack waree jëm kanam il faut ñu assurer leen. une sécurité de l'eau. ndox la mu war a jar war nañ ko def ñi jàng tuuti histoire xam nañ ne la ñuy wax Rome ak leneen ay aqueduc moo doon am dañ doon jëlee ndox fu sori def ko ci ay tuyaux mbaa ñu def ko ci ay pont yu yoo xam ne dafay def ay centaines de kilomètres loolu moo doon tax dëkk bi mën a naat il faut que nit ñi xam ne ndox bu amul dara mënul am kon su nekkee ne waxuma ne 700 milliards lay jar peut-être sax mën na ko ñàkk jar parce que yooyu yëpp question technologie la boo gisee tey ay réew yu mel ni Israël ñu dem ci seen désert ñu fay béy ñu naan le désert du Negev mais ndox moo maye loola kon nag tey bu ñu buggee Touba ak yéene bi ci kilifa yi am ak itam gis-gis bi ci nit ñi am mu dem kanam war nañoo mën a jaral ñun ñu ne nañu jëlee ndox fa nga xam ne fa la am ñu indi ko fi ñu ko soxla transfert d'eau loolu réew yëpp ñoo koy def actuellement transfert d'eau parce que toll na Touba foo xam ne tey forage yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk ba rek bu ñu buggee basé wu ci loolu peut-être mën na am ay jafe-jafe mais ñu jëli ndox Dakar bañ soxlaa ndox dañ fi def ay forage defaat ay forage pour dem Sébikotane fu ñu mujjee du lac de Guiers. kon nag Touba itam bu ñu defee ay forage defaat ay forage yóbbu ba Touba Bogo di fa def ay forage mais bu yàggee itam ni ñu def Dakar rek la ñuy def dem uti ndox fële lac de Guiers. mën na dem jëli ndox bi lac de Guiers indi ko ba Touba. absolument loolu ban impact lay am ci environnement bi foofu bu ñu ko defee. yokkute parce que boo seetee tey conduite lac de Guiers bi ba mu jógee kër Momar Sarr ba Dakar Thiès dana ci am Louga dana ci am yeneen dëkk dañ ci am kon nag boo jëlee ndox kër Momar Sarr di ko yóbbu Touba bépp dëkk boo xam ne traversé nga ko bu la neexee nga defal ko alimentation secondaire moom mu am beneen dëkk am bu la neexee sax boo di tuyau bi maa nga dimensionné canal bi ni nga ko war a dimensionné lay am solo moom mooy mën nga ne danaa yóbbu ndox bu nit ñi naan ci waaye danaa def itam quantité boo xam ne danaa mën a fexe nit ñi di ko jëfandikoo pour
càmm gi di ko jëfandikoo itam pour mbéy ba di ko jëfandikoo itam pour leneen ndox moom moo yor développement. ku négliger ndox rek négliger nga sa développement dëkk boo amul ndox itam da ngay dem rek nga seey parce que gis nañ ko nag ci àddina si ci histoire ay dëkk yoo xam ne naatoon nañu lool ba ñu demee boo ñàkk ndox dañu saay complètement Touba nag la ci nit ñi am yéene moom mooy jëm kanam ba faw kon nag bu ñu ko bëggee il faut que problème ndox mi ñu régler ko mooy Touba mooy Dakar maa ngi lay wax donc ne Dakar Lac de Guiers dana ñëwaat waaye danañ yokk dessalement bu yàggee itam ñu yokkaat beneen usine dessalement loolu mooy àddina réew dafay am ambition moom mooy su ma bëggee suma réew jëm kanam damay def ay infrastructure stratégique yoo xam ne ñoom ñooy tax ëllëg ak si biir problème yi ndox dootul am ci réew mi te Sénégal nag toll na foo xam ne tey ni ñuy organiser ay autoroute di ko def ay chemin de fer ñu seet naka la ñuy organiser li ñuy wax les scénarios du futur de l'eau maanaam ay autoroute de l'eau ay aqueduc yoo xam ne ñooy tax ëllëg si biir fépp fu sénégalais soxla ndox parce que yàlla may nañu nag ndox dexu Sénégal baa ngi fi dexi Gambie baa ngi fi te yooyu yëpp yàlla def ñu ko baaxee waaye am nañ ay ressources en eau souterraine peut-être dans le Ferlo ñu fexe ba yooyu yëpp ñu mën a seet naka lañ koy jëriñoo pour que dëkk bu ko soxla muy Touba muy Tivaouane muy Fatick ñëpp mën cee jot te yàlla may nañu ay xarañ may nañu itam ay pexe yoo xam ne war nañoo mën a am financement pour def projet yooyu. maa ngi jégalu ci auditeurs yi parce que sujet bi sujet ba am importance la parce que ndox am na solo loolu yaakaar na sujet bu vaste la daañu amaat yeneen jotaay gën ci xuus waxtaan ci surtout ndoxu taw bi bu amee inondation bi nag la mu utiliser waat pour réew mi yaakaar na ndox lu am solo la ci réew parce que ndox bu am la dara du am ci réew. maa ngi gërëm na Abdoulaye Sène secrétaire exécutif du 9e forum mondial de l'eau et président du partenariat mondial pour l'eau en Afrique de l'Ouest dañoo waxtaanee forum bi war a am du 21 au 26 bii di am te solo yu ndox ci réew. ci sécurité yaakaar naan li ñuy wax ci loolu am na solo loolu pour réew mi pour àdduna ji parce que ku amul ndox amoo dara man na gërëm na sant yàlla bëccëgu jàmm ak salaam jërë ngeen jëf